salaamaaleykum wa rahmatullah. ñu ngi nuyu ñu fi teew ñëpp di jiital ci nuyoo bi sunu sang sunu kilifa Sayid Cheikh Ahmed Tijani ak mbokkam yu baax yi mu àndal yëpp. xam naa ñun amoon nañ benn laaj ak xëy na lu tuuti rek lu ñuy andi ndax dañu gis ni ci biir mécanisme d'évolution bu doomu aadama maanaam le corps humain da ngay seetlu ci niveau cellules yi wala niveau tissu yi wala ci organes yi ci appareil yi ba ci sax le corps humain dans son ensemble ñun ñëpp dafa am ay principes de base yu ñuy partager ay principes d'adaptabilité maanaam da ngay gis ni bu ndox ëppee ci yaram di nga gis organe bu taxaw pour jouer rôle am éliminer ndox boobu pour que équilibre bi mën a am bu la xalaat sonalee cerveau def liggéeyam information yu inutile yi mu fexe ba débarrasser aussi loolu benn la mais à côté dañuy gis ne tamit ci mécanisme production yenn éléments yi ci biiru doomu aadama comme par exemple boo jëlee chez la femme ci phase folliculaire bi di nga gis ne am na benn réserve ovarienne bu composée de plusieurs follicules et pourtant au 14e jour de l'ovulation li ñuy bëri corps bi dina éliminer non pas parce qu'ils sont nuisibles pour notre santé mais juste que soxlawuñ leen ci waxtu ovulation bi donc follicule dominant bi mooy apparaître foofu donc ñu gis ne même si le corps mi ngi éliminer mais genre régression boobu muy def ci boppam c'est une régression évolutive waaye nag ci biir jamono dañuy seetlu ci sang yi ak soxna yi bu ñu soxlaa benn évolution physique bi bu ñuy recourir ci moyens yi ñuy jaar ba transformer seen yaram dañuy abuser par une alimentation exagérée léeg-léeg ñu utiliser ay produits yu nga xam ni daf leen lor ci biir donc foofu tamit bu fekkee ni tudd nañ fa évolution en apparence parce que yaram bi am na stade bu mu jógee dem beneen stade dañuy wax ne c'est une évolution régressive kon foofu li ñu fa bëgg a wax rek mooy te bat la bu ñuy àbb mooy vivons physiologique logique par rapport au message que nous livrent nos organes dans leur mode de fonctionnement donc ci biir loolu ñu am ci benn laaj te laaj bi li ñu ko inspiré mooy benn baat bu maam Cheikh Ahmed Tidiane si waxoon dafa ni yàpp boo ko lekkee war nga ko ormaale 12 heures balaa nga cee teg leneen mu ne waaye ki ko lekk léegi dem tëdd bu tëddee dina gis lu nekk léegi ñuy laaj ban lien moo am ci malnutrition boobu ak psychologie doomu aadama waaye it ak ruuxam ndax xëy na gént gi léeg-léeg li ci sa cerveau intervenir waaye léeg-léeg it am lu intervenir ci sa wàllu ruux loolu la ñu amoon comme laajte wasalaamaaleykum wa rahmatullah. kon nag ñoo jaajëfal ñi nga xam ne ñëpp ñoo intervenir su ko defee comme dernier intervenant dañuy woo suñu mbokk Pape Cheikh Sarr suñu paree ñu soog a bàyyi. bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala ashrafi xalqillah sayiduna muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa man wala assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yéen suñu mbokki bopp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziyaara ñu ngi leen di balu àq ñu ngi leen di ndokkeel ci weer wu tedd wi ñu nekk nga xam ni seen maam Sayid Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu taala anhu wax na ni dikra la li ayaami alqubuuri lahum
wa fi lqubuuri lahum ahlun bi zulfaaha wax na ba tey it ni wa fi najaa'ibi lil axlaaqi tandimatun waaye nag wa fi siyaami li nafsi lmari agnaaha kon ñu leen ci ndokkeel bu baax a baax di jiital ci nuyoo bi ak ziyaara beeg ndokkeel bi la voix du Colisée di suñu capitaine di suñu chef de guerre Seyid Cheikh Ahmed Tidiane Sy di ñaan yàlla ci barke ñi mu am ñépp yàlla mottalil ko di ziyaara bu baax a baax mbokku boppam di suñu maam Serigne Babacar Sy di ziyaara bu baax a baax suñu sang yu jigéen yile di ziyaara soxna Fatima di ziyaar soxna Xajja di bég bu baax a baax nag ci suñu mbokki bopp yi nga xam ni ñoo doon présenté thème bi mu di Serigne Habib di Sayid Muhammad tabaarakallahu waxtaan bi moom xam naa la shaacir ba waxoon rek min kulli maanan yakaadu lmaytu yafhamuhu xusnan wa yanshaquhu alqirtaasu walqalamu waaw te seen maam Sayid Cheikh Ahmed Tijani radiallahu anhu dafa wax nee na mag ñi nee na seen xàmmee nee na mooy yeggoon nee na ci ku wax ñu xam ku la jàngal takallam wa tuaraf waaye nag macha allah ku déglu exposé bi waaw dina xam ni yéen njabootu jàmbur ngeen waaw ndax qaadi ma jaxatekal dafa waxoon ni waman lii waaw bi cheikhin di xawaariqa chammatin sarayaatuhu tahdi lmurida fa yahtadi waaw dafa waxoon ni moom kilifa gi muy wut nee na mooy kilifa goo xam ni nee na waxula moom nee na waaye boo xoolee ci ñu mu formé mu doy la tegtal Seyid Cheikh Ahmed Tijani nag moom thème bi macha allah ñu ngi la ciy remercier ndax importance bi fu ko nit takk ëpp na ko ndax benn mbokk wax na ko fii léegi muy waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu wax ni man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu ndax yàlla ci cadre yi ko nit di jàngee bari na waaye cadre bi nga xam ni nag moo gën a simple te gën a jege nit mooy mu jàng yàlla ci boppam moo tax boo gisee yàlla dangay wax ni lancé na défi nit wala cex na ko ci alquran ndax fal yanzuril insaanu mimma xuliq ndax nit boo xoolee sa bopp lu njëkk ngay nekk hal ata ala al insaani xiinun min addahri lam yakun shay'an madkura lu njëkk ngay nekk fi la yàlla jëlee ak bi la fa yàlla jëlee fi la yàlla indi wa laqad xalaqna al insaana min sulaalatin min tiin ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين li borom bi subhanahu wa taala wax ni nous avons extrait l'homme de l'essence de la terre. Nous en avons fait ensuite une goutte de sperme déposée dans un organe bien protégé. Nous avons transformé le sperme en un caillot de sang, le sang en os, puis nous avons garni les squelettes de chair. Enfin, nous lui avons donné sa forme définitive. Béni soit Allah, le plus merveilleux des créateurs. loolu ku ci jàngul yàlla kattanam jàngoo ko ci xereñam mënoo ko jàng ci leneen kon nag sëriñ bi ñu ngi la ciy sant xam naa nag suñu intervention dafa dellu par rapport ak li nga xam ni sëriñ Habib indi na ko léegi te mooy théorie de Darwin te moom Charles Darwin théorie boobu ñun ki ñu ci gàgganti
mooy seen maam Sayid Cheikh Ahmed Tijani si radiyallahu taala anhu ndax boo gisee ci algarbu moom Serigne Cheikh indil nañu Darwin li nga xam ni moo ko jumloo ndax gis nga mu indi yaa hal tazuru l arda baadu awaadimun min sha'niha an takraha al irnina Serigne Cheikh dafa wax ni nee na Charles Darwin mu ni li nga xam ni nee na malaayika yi wax nañu waxee keroog ba leen waxee ni bëgg naa amal nit ataani minhum adxaltuhu ljanna waaye wa man asaani minhum adxaltuhu nnaar mooy bu njëkk bi nga xam ni moo sabab bi borom bi subhaanahu wa taala waxee malaayika yi inni jaacilun fi l ardi xalifa qaalu atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wa yasfiku dima wa naxnu nusabixu bixamdik wa nuqaddis lak inni yàlla ni leen mon savoir est au-dessus de votre raisonnement inni alamu ma la taalamun bu njëkk bi mooy loolu yàlla day suuf waaye bu ñaareel bi nag mooy dundinu awaadim yu jiitu woon ndax Serigne Cheikh dafa wax ni Darwin mu ni awaadim yooyu nee na ñoo daan dundinu mala nee na ba àgg ci ulaika kal an'am bal hum adallu sabila nee na waaye ñoom ñoo dundinu mala nee na waaye ki leen bind nee na bindu leen bindu ni mala def leen bind fii ahsani taqwim seen jikko bopp nag tax ginnaaw ga thumma radannaahu asfala saafilin mu ni Darwin Serigne Cheikh nee na dundin bi nee na moom la jaawaleeg bindin bi waaye xam naa bu dee Serigne Habib mu delluwaat ci évolution yi indi na ba indi wàllu ñam muy lu dellu ci li mu wax ni góor gi wax na ko wax ni am na loo xam ni ci cadre spirituel mi ngi tàmbale ci xam li ngay lekk lan la ndax xam nga Serigne Cheikh dafa wax ni Seydi El Hadji Malick walil jismi min kulli l gada tayibaatuhu wa yajhalu maana rizqi duna xalaalihi Serigne Cheikh dafa wax ni Seydi El Hadji Malick radiallahu anhu nee na li mu mës a dundee yépp ci ay aliments nutritifs nee na jël fibre bi nee na gouverneur général invité ko bi ko gouverneur général invité lu ne mu defaral ko Serigne Babacar ci wàllu ñam waaye dafay gis Serigne Babacar dafay jël loxoom rek teg ko ci kaw table ji waaye nanguwul loxoom dugg ci ñam wi moom gouverneur général dem ba ci yàgg mu ni Serigne Babacar lii yépp ñu ngi ko defee ngir sa jëmm te nanguwu koo laal Serigne Babacar ni ko sañuma ko mu ni ko ndax xawma fu mu jóge mu ni ko te lu ma xamul fu mu jógee duma ko lekk ndax mën naa jur gàllankoor ci sama digganteeg sama borom ci wàllu cadre mystique kon nag sëriñ bi ñu ngi lay encourager ñu ngi lay ñaanal yàlla
ci sa barkemaam yu tedd yi nga am li nga yéene ci sa xadara kilifa yal na yàlla mottalil la ko li sa kilifa yéene ci yow yal na yàlla mottalil ko te ñu ngi ci am yaakaar bu baax a baax ñu ngi jéggalu ci kaddu yi wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin ñu jaajëfal Pape Cheikh Sarr naka noonu suñu mbokk yi nga xam ne yëpp ñoo intervenir di jégalu ñi nga xam ne aussi mënuñu woon intervenir ndax temps bi mu mel ni waxtu bi dafa jot waxtu bi Demba gën a bëgg muy la voix du Colisée waxtoom kon nañuy bàyyi rek ñoom Habib ak Mouhamed bu ngeen guddalee dinaa leen dagg su ko defee ngeen conclure ñu daal di jàll ci état bi nga xam ne moom mujj si jotaay bi ngeen baal ma àq. jërëjëf sunu mbokk Lamine ñuy rafetlu bu baax a baax contribution bi nga xam ni moom la sunu sang def Seydi Cheikh Ahmed Tidiane Sarr dafa am contribution yoo xam ni sax dafay doon une synthèse buy ñëw tontu question yépp ndax ci wàllu tontu question li ci ëpp solo mooy nga yëg réponse dañu koy yëg te yaakaar naa ni contribution bi mu def làmb na réponse yu bari xëy na concept yi ñuy ñëw rek ñu yàgg am na ku ñu laaj différence bi mën a am ci diggante développement évolution ak progression développement bu ñu koy wax ci horizon la maanaam horizon la boo xam ne da nga koy séen di ko gis waaw da nga koy li nga soxla ci développement mooy di ko teg bët rek fële laa bëgg a àgg horizon la idéal la évolution moom amélioration la waaw da nga jógee point A bëgg a dem point B waaw amélioration boobu saa yoo yëg ni yaa ngi gën a jege point B rek yaa ngi nekk ci cadre et évolution progression lu ñuy def en phase la maanaam évolution ba nga bëgg a def jéego boo ci def progression la donc loolu mooy différence yi ñetti concept yi. am na ku laaj ci wàllu consommation de viande ban impact la war a mën a am sur le plan physique ak surtout sur le plan mystique mais xëy na loolu sax duñu wax consommation de viande mais xeetu consommation yépp ndax yàlla dafa dogal sang bi mu jàngal ñu énergie wax ñuy énergie outil la bu nit ki di utiliser pour mën a àgg mën a remplir sa tâche mën a def ay activités améliorer ay performance am mais énergie yooyu daf ci am énergie immatérielle am énergie matérielle fi nga toog li nga lekk da nga ko war a appréhender comme une énergie matérielle bu fekkee ne ci cadre éducation mystique nga nekk énergie matérielle boo consommé war na am lu mu war a jur sur le plan spirituel moo tax dara gënul yées lekk gi nga lekk ko fa ba beneen repas fekk la fa diggante bi defuloo ci dara énergie matérielle boobu nga consommé dafa war a am lu mu war a jur benn productivité bu mu war a jur sa diggante ak sa borom xëy na bu ñëwee ci cadre pôle spirituel sax dinañ ci xóotal wax si ba niñ ko déggee ci cadre Fatiha li tax Fatiha nekk lu absolu alors que ça nekk lu facultatif ci cadre ressources yooyu ngay jël te après mu war a jur dara xëy na bu ñëwee foofu dinañ ko yaatal xam naa concept yooyu rek lañ bëggoon indi ci cadre question yi ñu laaj ngeen baal ñu àq. La place à la voix du Colisée.